man lay Sombay di membre du porte-parole mouvement Sàmm Sa Moomeel di addo fii ci siège social buy Sàmm Sa Moomeel di kër Cheikh Sadibou Ba dalal fi ay mairie groupement ci à travers les zones de Saloum TV ngir waxtaan li nga xam ne waa mouvement Sàmm Sa Moomeel ñu ngi ko nas jëmale ko ci wàllu xeex lii di ndóol ci goxu Sabax mouvement bi nag ba mu taxawee ba léegi dañul di ànd di accompagner ay jigéen ngir di leen tette pour ñu xam ni ñuy dencee seen alal ba nga xam ne su nawet jotee du ñu sonn lool ci seen biir néegu sëy waaye lii nag di ñett xomb yi le chef de file du mouvement Sàmm Sa Moomeel ñu gën ko xam ci Cheikh Sadibou Ba may na ko ay dëkk yu bari ñu commencé ci gis seen bopp di commencé réccu sax ay instances financières yoo xam ne ñoom doon jëflante ak ñoom parce que ñoom ñooy suñu phase test si ñoom lañ ko expérimenté niki daaw samp ay kees yu bari pakala bañ ko këppee ñu gis seen bopp ren ñu continuer loolu ba tax kii di Cheikh Sadibou yaatal ko ci ay gox yu bari ñu ngi ànd ak seen coordonnateur Amath Sall nekk ki nga xam ne mooy coordonné de mouvement Sàmm Sa Moomeel et moi je suis le porte-parole di lancer appel le gouvernement di lancer appel vraiment madame la ministre pour mu ñëw bu yi yëpp passé ñëw xool bi nga xam ne jigéeni Saloum ñu ngi koy liggéey ci biir Sénégal pour xeex lii di ndóol bi nga xam ne c'est la grande pauvreté boo xam ne vraiment sonnal na askan bi te ñoom neneen duñ bàyyi ndeku noonu ba ndóol bi di leen yóbbu mais di leen góorgóorlu di ñoŋal seen am-am di ci jàppalante seen biir ba xam ne dina wàññi lii di banque yi nga xam ne dañuy exploité suñ ko. man maay Amath Sall nekk coordinateur mouvement Sàmm Sa Moomeel maa ngi nuyu ñu fi daje yëpp maa ngi nuyu waaye goxu Sabax di nuyu département Nioro yëpp di nuyu li mu bëgg a développer rek mooy lu ndaw la ci programme développement Sabax bi nga xam ne nii Cheikh Sadibou Ba ñëw na indi ko ci xalaatam muy xalaat bu rafet ñu ñëw ànd ci ak mairie groupement yu takkoo takku ci ay dëkk yu bëree bëri li nga xam ne nii jot nañu ko doxal ci wàllu économique programme kees yi nga xam ne nii mooy ñetti xomb yi bi Cheikh Sadibou Ba ñëwee indi ko mu nekk ak bu rafet pakala gi nga xam ne nii fa lañ ko dalee daaw première édition nekk na bi ñu jëlee taux bi yëpp boole ko ak xaalis bi nga xam ne nii ci réalisation bi mu boole ñu ak madame la maire mu nekk loo xam ne nii lu rafet la mu jàppale ñu ci jigéen ñi xam ne ñoo yoree groupement yi foofu bi ñu ko boolee ak li nga xam ne nii mooy ñetti xomb yi vraiment nekk na 5,8 millions loolu mu nekk première édition muy xaalis boo xam ne nii muy social dugg na ci groupement yi nga xam ne nii pakala la donc deuxième édition bi nag nekk ren donc bëggoon nañ mu dem ba côté tabaski mais xam nga rek moment bii ñu nekk dafañ nekk ci moment bu xaw a doy waar muy problème mu corona bi moo tax dara doxul ba tax na jigéen ñi fañ ko bëggoon yóbbu ren daal duñ ko fa mën a yeggale bëggoon nañ ko fa yeggale loolu moo tax ñu dagg nañ ko ci anam bi nga xamee ne métti na sax xëy na gënulul leen mais ñàkk matuwaay ñàkk liggéey bi moo waral loolu ñu bëri ñu ngi bëgg ñu utiliser ci koor gi moo waral ñu daggee ko foofu noonu mais taux bi nga xam ne nii moom jël nañ ko ci 7 kees yi nga xam ne nii këpp nañ leen toll na ci juróom-benn million ak fukki junne ak benn ak juróomi téeméer ak juróom fukk waaw tur moom xaalis bi globalement bi yëpp bi ma ko jëlee toll na ci juróom-benn million ak fukki junne ak benn ak juróomi téeméer ak juróom fukki ci juróom-ñaari kees yi nag yokkuwaat na sax parce que yokkaat nañ ci 3 kees mu nekk 10 kees actuellement naa ne 3e édition bi moom bu soobee yàlla bu ñu ci yeggee
dina gën a am doole bu doonoon Covid 19 bi fi dugg konoon am naa yaakaar ne bu ñu demee ba côté Tabaski danañ mën a am ay 12 millions danañu koy yegg ci xel loolu yëpp grâce ak Cheikh Sadibou Ba mi nga xam ne nii ñëw na indi xalaat boobu ñu continuer ci di ànd ci ak moom di ci liggéey te am na yeneen dëkk yu bëri yoo xam ne nii def nañ ko fa te këpp gu demee ne Sangap Thiamène Sangap bu mag Payamo Kër Bakka yeneen i dëkk ñu am na Njawara ñu ngi ko war a installé yenn kees war a dem Njaxeen fu mel ni Ndiba Njaayeen ñu ngi doxal mel ni Kër Kaatim aussi noonu yu bëri na dëkk yoo xam ne nii mënuma ko lim yoo xam ne nii ñu ngi fay dem di jàppalante ak groupement yi ci seen wàllu économique seen wàllu liggéey parce que groupement yu bëri ci commune de Médina Sabakh dañu amoon ay këyit doon liggéey ak ay banque mais instant bii ñu toll loolu yëpp ndax saa ñu amatul loolu moo tax Cheikh Sadibou Ba ñëw indi xalaat bi mu nekk xalaat bu rafet ba tax na groupement yëpp ñu ngi liggéey vraiment ñu ngi liggéey loolu ñu ngi ci am kontaan bu baax di remercier aussi madame la ministre madame ñu ngi ko Touré vraiment ñëw na jàppale mairie groupement yu Pakal ci projet DER bi kooku dañ ko ci félicité bu baax actuellement ñoom benn weer kese moo leen desi pour ñu pare ak DER vraiment région de Kaolack mun naa wax ne ñoom taxawaay bi ñu ci am ak ni ñu ko respecté ñoom kese la parce que fi mu ne benn weer moo leen des maa ngi lancé appel nag madame la ministre bu ñu paree bu fekkee mënuñu continuer ak DER ñu continuer ak DER bu fekkee mënuñu continuer ak DER mu jàppale leen orienté leen ci beneen anam boo xam ne ni dañ mën a liggéey parce que jigéen ñu am jom nañ mën nañu liggéey vraiment xam nañ li ñu doon li ñu def actuellement Pakala 10 kees moo fa nekk yoo xam ne nii incha allah ba gën a année prochaine bu ñu këppee ay 20 millions lañ wax. ñoo ngi nuyu ñëpp képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo ak Doomu Saloum TV di nuyu Sénégal di nuyu diaspora bi yëpp. ñoo ngi bokk ci mouvement Sàmm Sa Moomeel bokk ci cellule de communication derrière Youssoupha Mbaye li waral lii nag mooy mouvement Sàmm Sa Moomeel dafay nekk ci ay tànk ay jéego yoo xam ne saa su nekk dafay jëm ci askan moo waral mu defoon lii nga xam ne moom la ñuy wooye cirque wala boog ñetti xawma ci wolof mu doon ko di ko samp ci gox yi nga xam ne dañoo nekk ci commune bu Médina Sabakh arrondissement bu Médina Sabakh village yi nga xam ne góor ñi ak jigéen ñi am jafe-jafe ñi ànd ci yoon ak ki nga xam ne dafa demoon def formation ñu koy wax Mor Niang moom moo nekk borom dëkk bu Jigimaan moom moo nekkoon le responsable moom moo doon former jigéen ñi ànd ci ak ay éléments yi nga xam ne ñoo ngi bokk ci mouvement Sàmm Sa Moomeel Mor Niang lañ àndaloon nag pour insérer wala installer cirque yi ci commune bu Médina Sabakh alors dem nañ fu mel ni Pakala am nañ fa fukki kees dem nañ fu mel ni Sangap monté nañ fa juróomi kees monté nañ Kër Kaatim Jama ñaari kees Kër Bakka def nañ fa ñaari kees Ndiba am na benn kees Poste Kër Ayib am na benn kees Passy Amdala am na ñaari kees kees yooyu nag moo ngi jógee ci fond mouvement Sàmm Sa Moomeel à la tête Cheikh Sadibou Ba ndax kees bu nekk boo ko xaymaa ci koppar day nekk 33000 waaye pour mu gën a gaaw koppar gi nga xam ne mouvement Sàmm Sa Moomeel def na ko pour accompagner les jeunes surtout les femmes boo xoolee koppar googu toll na ci 759000 francs 759000 yooyu moo nu permettre ñu mën a defar kees yi wutal leen ay gisee wutal leen ay machine à calcul wutal leen ay bic ba pare wutal leen ay palaat ngir ñoom ñu mën a lal tàmbali kees gannaaw construction kees yooyu daanaka kees bu ci nekk Cheikh Sadibou Ba jël na ab tuuti lu mel ni 5000 wala 10 000 lalee ko kees bu nekk ñu am ñoom fond de départ alors loolu Cheikh Sadibou moo ko def ci kees yooyu ñu wax nag ci commune bi Médina Sabakh yemuñ ci ñii incha allah dinañ ko continuer
dugg ko ci arrondissement bu Médina Sabakh yëpp ba mu daj ndax li ñu intéressé mooy le développement communautaire. alors ci loolu nag tey ñu ñëw ci phase bi am solo mooy gannaaw ñëpp kenn umpale wu ne dañoo toll si période bu doy waar muy feebar bi nga xam ne dafa lëmbe àdduna muy coronavirus. ci loolu nag ñenn ci groupe yi nga xam ne ñenn ci dëkk yi ñenn ci kees yi nga xam ne sampoon nañ ko wax naa sànq somme mu ngi toll si 759 am ci dëkk boo xam ne moom la ñuy wax Pakala ñoom seen jigéen ñi gis ne jamono bii kat dafa doy waar soxla nañu dimbal soxla nañu wax dëgg yàlla lu ñu dimbali ko te yëngatu amatul ndax feebar bi ñoom waa Pakala yooyu nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom Amath Sall nga xam ne kenn la ci coordinateur yi foofu ak waxtaan si ak le leader Cheikh Sadi bu waxtaan si ki nga xam ne moo leen doon tàggat muy Mor Niang ñu ne est-ce que duñu mën a këpp suufi kees yooyu ndax ñu dimbali ko ñu ne kay waaw ci loolu ñu këpp kees gi nag loolu dafay nekk loo xam ne koppar boo xam ne dafay ñëwaat si jigéen ñi nga xam ne ñoo ngi ci Pakala loolu nag dafay nekk acte boo xam ne dañ koy saluer dañ koy rafetlu bu baax a baax si loolu nag si lañuy sukkandiku gërëm ki nga xam ne moom lañ àndaloon ci formation bi muy Mor Niang moo doon wër Pakala di dem Sangam di dem Kër Kaadim Jama ngir tàggat jigéen ñi ba ñu mën a demal seen bopp ngir mën a dimbali ko. naka ngeen ba mu mën a taxawal kees yi ci gox yi nga xam ne dafa jóg carrément pour dimbali la. nan lañ def ba taxawal kees yi ndax moom dafay am vision nee na moom ñii lii moo ko yitteel mooy les jeunes boo xoolee gox bu nekk wala dëkk yi ma lim gox bu nekk tegal na leen ndax boo waxee jeune wax football gox bu nekk tegal na leen ñu jongante ci wàllu football mu ne li ma intéressé mooy paay mu ne dëkk yi nga xam ne lim na leen ak yeneen boo xoolee dem na si jumaa yi wala si jàkka yi wala dimbale paay loo xam ne dina ci mën a gis seen bopp nee na dafa am lu ma intéressé tamit mooy jigéen ñi wax naa jeune wax naa paay wax naa jigéen ñi alors mu ne lan laa mën a dimbalee jigéen ñi loo xam ne du aaju ma leen jox xaalis wala li olof di wax ne may la jën jàngal la niñ koy nappee moo gën mu ne li ma war a def mooy ma xalaat kan laa mën a collaborer liggéey ak moom si projet ci loolu nag mbooloo mi nga xam ne mooy mouvement Sàmm Sa Moomeel am ñu ci nekk ñoo xam ne xam nañ lii di projet Silk parfois mën nañ ko woowee ñett xomb wala Kuluza loolu nag moo fi andi idée boobu alors ñu xool ci région Kaolack kenn moom lañ ci tàggatoo au niveau national mu nekkoon major si promotion bi muy Mor Niang moom lañ fexee contacter andi ko insérer ko suñ projet nga xam ne moom toogoon na fi lu yàgg xëy na maanaam liggéey bi demeewuloon noonu mouvement Sàmm Sa Moomeel andiwaat ko sur le terrain en collaboration avec les militants de mouvement Sàmm Sa Moomeel wala boobu ñëpp ñoo xam ne gis nañ ne li leen soxal li leen yitteel mooy ñu dimbale ko te duñ soxlaal kenn dara ñoom ci seen bopp ñooy organiser wu di teg di teggi di leb di fay ba keroog ñu këpp ba toll si somme bi. léegi est-ce que ñàkkut dëkk yoo xam ne dem ngeen fa bi ngeen fa demee ñàkkee leen kersa ci askan bi wala ñàkkut dëkk yoo xam ne dem ngeen fa di fa wax seen affaire kees yi askan bi di leen xaw a doy dal. dëgg la kontaan nañ bu baax si laaj bi ndax lépp loo gis rek dafay am jafe-jafe moom la ñu woowee obstacle ci tubaab nga bëgg a def dara kën ko bëgg a defal sax du xam ne lii nga ma bëgg a defal sama njëriñ la waaye alhamdulilah dans le groupe mouvement Sàmm Sa Moomeel am nañ ci ñoo xam ne mën nañoo def communication wax ak nit ñi ba convaincre leen andi leen ci lii nga xam ne daanaka ñoom seen njëriñ la alors ci loolu nag métti na méttiwul waaye ba ñëwee dañ leen expliquer parce que jigéen ñi am na lu ñu fa fekk déjà dëkk boo dem di nga fa fekk lu ñu wooyee par exemple comment dirais-je Kuri wala boo Kuluza wala yeneen xeetu association mais loolu jigéen ñi ñoom ñoo doon koccaatu seen ñaar fukk ñeent fukk dajale defaral seen bopp kees ba pare daal di tàmbali lii nag li tax ñu bëri soobu si mooy dañoo xam ne ñii naxuñu ndax waxuñ la nga joxe dara li nga waroon a def ba tabaxal sa bopp moom moo la defal lépp moo la defaral kees ba pare jëndal la ay ngise jëndal la plat jëndal la bic bleu jëndal la règle jëndal la machine à calcul ba pare nag yëkkati xaalis jox la ne la tàmbali demal sa bopp xam nga tey loolu koo ko wax koo ko defal du xalaat ne ëllëg si biir dana mën a am naxe ànd si nag ak communication bu am solo ndax dëkk boo xam ne dem nañ fa
laataa ñu faa dem di la sampal lii nga xam ne moom la ñuy wax SINC dañoo njëkk a dem ci yow waxtaan ak yow ci njëkk ak teraanga loolu nag laa wax ne mouvement Sàmm Sa Moomeel am na ci ay éléments yoo xam ne ñoom ñooy préparer terrain bi def communication bi am solo ak nit ñi ba nga xam ne dinañ nangu dinañ gëm te dinañ jàpp li nga xam ne moom nga leen di andi. nga xam ne maanaam ñu ngi leen di suivre ñu war a am ci kees yooyu te amuñ ci ak ñu ko war a gëm te gëmaguñ ko. li ñuy wax daal mooy dañuy sukkandiku ci li nga xam ne benn borom xam-xam bu mag waxoon na ko nekk ab politicien nee na le développement ne s'offre pas, il se construit. boo bëggee am koom-koom bëgg a yokk bëgg a développé yow yaa war a góorgóorlu sa bopp kon ñun dañuy jàppale ñi rek di góorgóorlu leen ci des mooy xëy na dinañ sant yàlla ba nga xam ne ñi këpp nañu waaye ñoo ngi ñaanal ñi nga xam ne këpp gu du ñu këpp pour mën a dimbali beneen point bi may tàggali ko mooy Cheikh Sadibou am na ànd ak mouvement Sàmm Sa Moomeel am na beneen vision bu gën a kawe nii ndax lii tàmbali la waaye am na yeneen vision yoo xam ne askan wi moo ko ñor arrondissement bu Médina Sabakh moo ko ñor incha allah ñu ñaanal ko yàlla ba lépp loo xam ne bëgg na ko bu ko defee mu ànd ci ak waa mouvement Sàmm Sa Moomeel yépp gannaaw loolu ñoo ngi sant di gërëm képp koo xam ne yaa ngi àndoon ak ñun ci Doomu Saloum TV. Seck di représentant Doomu Saloum TV ñëw fii di interview si wàllu kees yi di ñetti xomb ñu ngi rafetlu sa laaj boobu bu baax a baax. donc lan moo waral nag kees yi il faut ñu leeral ko askan bi parce que ñun si suñu lii ñuy wut di mairie bi dañ bindoon benn téere bu ñuy wax dëggal yaakaar projet dëggal yaakaar projet dëggal yaakaar nag ñu ngi fa def ay paragraphes yu bëri def fa lu ñuy wax lutte contre la grande pauvreté parce que gis neen ne askan bi ndóol mu ngi leen song ñu ne Goxu Sabax Cheikh Sadibou ne du ma xaar ba jot mairie bi pour ne damay xeex ndóol dama ci defaale li ma man wanaale àdduna bi wan Sénégal wan njiiti réew mi lan laa capable ci xeex lii di ndóol moo tax kees yi sax li ñuy wax jamono moo xat comme ni la ko jigéen ñi waxee ba ñu këpp ko sànq nii rek mais den noonu ne dañ koy bàyyi ba ci kanam ñu dajale kees yi ma la wax ni yëpp 23 kees yëpp teg ko invité ministre bi mu gis ne Goxu Saloum ñu ngi góorgóorlu ñu xam ñaata million la mu xam nu mu leen di dimbale ba xam ne dinañ ci mën a sos seen banque boo xam ne ëllëg duñ dem ci benn banque di nekk ci jafe-jafe di tar rek ñu leen di bund xatal wala di leen alamaan loolu moo doon yéeneem mais yeneen kees yëpp daanaka këpp guñ ñu ngi koy xaar xëy na lii di mbas mi di Covid 19 yàlla ko fi yàlla jëlee génne ko ci àdduna bi bu fi jógee incha allah pare nañ pour inviter le ministre wan ko jéego yi nga xam ne ñun ñu ngi koy dox ci xeex ndóol ci Sénégal rawatina ci Goxu Sabax donc loolu mooy position Sàmm Sa Moomeel di rafetlu encore une fois ci lii nga xam ne ñu ngi koy jàppale askan bi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi ñu ngi ci biir réew mi war a xam li nga xam ne mooy xew Saloum di jóg di sol seen dàll di dajeeg mairie groupement yi di dajeeg mouvement politique yi di dajeeg parti politique yi yëpp pour lu bëri mën a leer ci askan bi donc Cheikh Sadibou nag comme ni la ko maire wax ak madame le ministre ñu ngi ko Touré di ministre conseil auprès du président de la république nekk femme boo xam ne dëgg-dëgg ku Macky Sall am confiance la nekk ku bëgg Saloum ba mu ñëwee ba gis fi lii comme ni la ko jigéen ñi waxee noonu la den toog rek ba mu leen ko waxee ba mu demee la ci taxaw te ñoom it ñii ñu am ngor ñoo xam ne nemmeeku ne région Kaolack mooy gox bi gën a bañ a fay waaye fii di ci Saloum ñun bu ñëpp defoon na ñun duñ ñu cité ci loolu parce que jigéen ñi tey bañ leen lebalee benn weer moo des seen diggante ak banque yi te loolu it xam naa incha allah xëy na mbas mi sax moo tax waaye ñoom dañ ne teraanga bi leen madame le ministre defal ñoom duñ ko fayee leneen lu dul ngor kon jërëjëf waa Pakala Kër Goumba Fana kontaan nañ ci yow kontaan ci Cheikh Sadibou aussi nekk leader boo xam ne ku bëri yërmande la ku bëgg gox bi la parce que ñun xale yi dañ ñoo ko tàllal loxo pour mu dëppaat ñëw jàppalante Goxu Sabax parce que Goxu Sabax mu ngi ci guuta goo xam ne fu mu ne jaaxal na ñëpp mu tiis ci moom lool mu bàyyi intérêt moom yëpp bàyyi ko France ñëw fii pour jàppalante ñoom heure bi mu ngi ko waroon a fekk mu dellu mais mbas mi moo ko fi téye kon jëmm jooy ñaan laaj na ñaanal yàlla ñun xale yi de ñu ngi koy gërëm te fas yéene ànd ak moom bu gunge ko ci mairie bi ba nga xam ne lii di projet dëggal yaakaar mu teg ci loxol askan bi dana jëmmalal loo xam ne dina raw yaakaar. kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jaajëfal bu baax Doomu Saloum TV di wax na ko ñëpp bàyyi xel na ko ñëpp seetaan di tamit jox mention spéciale
troupe théâtrale bi nga xamante ne mooy Soleil du Saloum te doomu Saloum TV yi taxawal ñi nga wax ñëpp asalaamaaleykum rahmatulah taala wa barakaatu yal na yàlla may ñu mottali weeru koor yi ci jàmm dégg ngeen